mbokk yi tey la gaawu fan wu njëkk ci weeru diggu gàmmu tombeek tamit bés bu njëkk ci weerub safar di fan bu ci tombeek fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bismillah leen ci xibaaru marax yi li war a gën a fës ci xibaar yi dina doon tamit ci tournée njiitu réew mi tournée bi xam ne da ko jëf dem ci mbirum koom-koom moom mi xam ne mu ngi ci bassin arachidier bi ngir saytu mbay mi foofe nam fa demee. dinañ àddu itam ci màggalu Tuuba gi ak wàccuwaay yi foofe sa dëkk bu sell ba ci jamonoy mbas mi xam ne moo ngi woy di faat ci réew mi ay doomi aadama tax ba sax xalif bi wax ne fi mu toll nii fawul ñu def lépp lu ci war ngir wàccoo ak li waa kër docteur di wax. coowum Abdoulaye Baldé dina toogu tamit ci biir xibaar yi ndawum Sénégal si xam ne moom moo ngi ñàkkee bakkanam fële ca Libi ndax mbirum njëgum essence waa njabootam tax ba wax ne ñoom dañoo bëgg yóbbu njiitu nguurub Sénégal ci yoon moo tax ñu war cee delluwaat ci biir xibaar yi. article de la semaine dina ñëw itam ci xibaar yi moom mi ci El Hadj Malick Cissé dinañu wax ci lu jëm ci mbirum liiti jafe-jafe yi xam ne ñiiti baykat yi ñiiti nappkat yi am nañ ko ci ci jamono jile xam ne waaxi réew mi dafa mel ne jën amatu ci mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaar yi ne suut ñu faram fàcceel leen ko. mbokku téléspectateurs yi safo lii ci ITV bismillah leen ci xibaar yi niñ leen ko doon waxee xibaar yi dañ koy tàmbale ak lii di tournée économique bu njiitu réew mi Macky Sall tàmbali njiitu réew mi xam ne sax tey moo ngi fële ca Fatick foofee nag dem na fa ci tool yu bëri xool li ñu fay def ci mbirum mbay tey ci suba si ba mu yeggee foofu ca Fatick sax ci tool bi ñuy wax toolub waa ASC Jàmm Bugum foofu la demoon mu doom ab tool boo xam ne lu jëm ci mbirum mbokk ak dugub la ñu gën a aaye waaye moom li mu gis foofee moo di ne ndaw yi liggéey guñ fay def tax na ba moom bëgg na gën a doolelaat ndaw yooyee ndax dañuy wane ne politique liiti am bu jëm ci mbay mi muy teg nekk na politique boo xam ne moom jàpp na ni moo gën te dina xool nu mu leen di gën a jàppale waate ci lu jëm ci mbirum ay tracteur ak lépp loo xam ne soxla nañ ko jiitu réew mi xam ne sax dina yeggale tournéem foofu ci bassin arachidier ba ci bésub de ëllëg. ñu wax ci leneen coow mi am fii ci réew mi fan yile mu jëm ci ndaw mi tudd Abdoulaye Baldé moom nag ci bésub mardi juróom-ñetti fan ci weeru septembre la ñu jël bakkanam fële ca Libi ki ko def ab pompiste ab waay joo xam ne daa ñëwoon ti jënd si essence tax ba moom ñoom ñaar ñu am fa ab jokkoo waaye waa njabootam ñoom lu ñuy gënti métti lu moo di ne dañoo gis ne lii ti nguurub Sénégal am na taxawaay goo xam ne waroon nañu am jëm ci ñoom waaye def ko benn yoon lii mbir ji demee ak la ca am yëpp Boubacar Dieng xamal nañu ko ba mu taataane micro ma ñii ti waa këram. Abdoulaye Baldé mu ngi amoon lu tolloo ko ñaar fukki at ak juróom-ñett soxe ko diwaanu Giré Yoro Bokar di ab gox bu digganteem ak Kolda nekk ci fukk ak juróom-ñetti kilomètre gannaaw ñeenti at yu mu def Libi nag Abdoulaye Baldé benn doomu Libi moo ko boom ci station service bi mu doon liggéeyee. Libi def na fa 4 ans mu ngi liggéey foofu di doon liggéey ci benn station de service foofu dafa amoon benn client am libyen bi ñëwoon di jënd ci essence foofu ci station bu mu nekk waa ji bu mu ñëwee mu jaay ko essence ba pare waa ji ne ko li nga ma jaay ci essence du mooy prix bi mu ne ko gis nga prix bi ñu fixé ko fii donc man sama patron moo ma ne prix bi la ñuy jaay amu ci droit yokk wala wàññi waa ji mu ne ko non lu tax may wax ak africain mooy tontu fu mu toog ci biir otoom la génnee armam tiré ko plusieurs fois dans le corps sur la tête fii ci kii bi ak ci tànk yi. Abdoulaye Baldé amul woon soxna naka noonu bant dafa ñàkk ndeyam ñàkki baayam moom mi le sax dafa dem ca Libi ngir mën a dimbali rakkam naka noonu magam bu góor bi mu bàyyi fii ci Sénégal. Ablaye nag moom vraiment amul woon soxna amul doom te yaayam dafa teel a génn àdduna baayam teel a génn àdduna mu nekk koo xamante ne souvent da doon assister famille bi weer bu nekk daan na yónnee as pour dimbalee ko rakkam ñu fi bàyyi ak benn magam bu fi nekk bu ñu naan Idrissa Baldé
donc loolu vraiment nekk lu tiis ci ñun. si googule naxar beneen ñëw tegu si mu di taxawaayu nguuru Sénégal si bile mbir. ci mardi boobu laa jot monsieur Sarr ma woo ko 4 fois après par la suite vers 16 heures il m'a rappelé ma expliqué ko problème bi mu ne ma d'accord y a pas de souci d'abord tous mes condoléances mu ne ma nous allons rentrer en contact message yaa ngi fii sama téléphone nous allons rentrer en contact avec monsieur Diallo Saïfoulaye Diallo c'est lui qui était là-bas avec le corps au niveau de l'hôpital. Après l'autopsie le 3e jour ñu jox leen corps bi moo koy woo téléphone comme famille bi ñu ngi insister rek corps bi nañu bisi moo koy woo téléphone pour jéem koo joindre jëluma y a un certain moment mu jël ma téléphone après ma ne ko allo si boiro mu coupé donc mu nekk lu ñuy nakarlu bu baax. bu ñu sukkandikoo ci njabootuk Abdoulaye Baldé li tax ñu boom seen doom moo di téeméer ak ñaar fukki dinaaru libyen loolu le doon njëgu litre essence bi nga xam ne patron moom la ko waxoon mu jaayee ko jéye bi nag mu ngi am guddik talaata ji ñu génni. jëwriñ gi yore lépp lu jëm ci mbirum bitum réew kii ti Amadou Ba moom nag ci tuuma yooyee ñu teg ci seeni ndoddu ndax ñoom dañoo jàpp ne waaye ndax njabootu waa Abdoulaye Baldé ñoom dañoo jàpp ne kenn taxawul leen ngir lii di seen néew dellu siwaat ci réew mi moom moo ngi xam le ne néew moomee mënuñu ko woon andiwaat ci réew mi ndax kaaraange gi ci doy ak li jëm ci mbirum lii di santé ak assurance sanitaire amuñu ci woon lu ci doy looloo tax ba liiti koor bi mujj des foofee ñu mujj ko faa denc ñu teewlu ay kàddu Amadou Ba ki ko taataan di Adama Anouchka Ba. C'est aussi une affaire que nous suivons. La Libye, vous savez que c'est un pays qui connaît quand même une tension interne extrêmement importante. ñu ngi suivre affaire boobu bu baax Libye nag comme ni ngeen ko xamee nekk na dëkk boo xam ni dafa xaw a yëngu ci li ñu xam Abdoulaye Baldé dëkk ba mu faatu amul courant loolu bokk na ci lu tax mënuñu woon denc koor bi lu yàgg moo tax ak autorité libyenne yi ñu décidé denc ko foofu sur place waaye jàppale ni bi mbir mi xewee rek lañu ko autorité libyenne yi wax waaye fi mbir mi amee dafa xaw a am problème sécurité ak accès moo tax mënuñu woon def lépp lu ñu bëggoon def wax ay problème de conservation ci nit ku faatu dafa xaw a doy waar moo tax mënuma wax yenn yi ñu ngi jaale njabootam te di leen wax ni dinañ leen taxaw ni mu waree. La famille, nous présentons nos condoléances à cette famille et nous sommes disposés à les soutenir comme on le fait pour d'autres. ñu wax ci leneen mooy liggéeykat ya nekk ca Grand Moulin bu Dakar ñoom nag dafa mel ne fi mu toll nii mer ba fut la ñu def li waral loolu moo di dafa am ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañoo nekkoon ci biir bërëb boobee ti fa liggéeyee waaye ñu dàq leen mu doon loo xam ne neexul benn yoon syndicaliste ya nekk foofee tax ba ñoom dañooy artu fi mu toll nii ñi leen di liggéeyloo tey wax xam le ne lii di ñaar fukki fan ak ñeent ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre bii le fas nañoo yéen a dem ci grève ab grève boo xam ne ñoom jàpp nañ ne artu képp la ndax li ñu bëgg def su fekkee ne delloo ñu seen mbokk yooyu ci seen liggéey nekk na lu gën a rëy Lamine Fall moo yore seen kàddu ñu teewtu. juróom-ñetti délégué la woon ñoom inspecteur bi bañ na dàq bi parce que droit ñoom li ñu évoqué ay groupe WhatsApp la wax ne ci la ñu nekk di wax nangam taxawul inspecteur bi bañ na mais comme travailleurs yi amuñu protection délégué bi moom dàq na leen. ba mu leen dàqee ba tey nag ñun jàpp nañu ne comme même motif yi la leen dàqee motif yi mu bëggoon dàqee délégué yi moom la dàqee délégué te travail war na ci mën dellu si gannaaw parce que déjà dellu na gannaaw ci délégué du personnel yi motif yooyu li mu wax mooy travail dañu créer groupe WhatsApp parce que c'est normal période Covid nit ñi am nañ liberté wu waxtaan seen groupe WhatsApp ci seeni problème te loolu moo xew l'État avait interdit les rassemblements effectivement travail jugé nécessaire de créer une assemblée générale à partir de seen groupe WhatsApp léegi ci biir loolu nag la dugg ce qui est interdit par la réglementation d'ailleurs ci la dugg na jël ci audio tànn ci ñi nga xam ne peut-être yaakaar na ni ñooy meneurs yi mu ne ñi damay dagg seen bopp loolu la simple booba léegi nag jéem nañ lu ne yóbbu nañ ko inspection jéem nañu jubale nanguwul yóbbu nañ ko au conseil dialogue social ñooñu jéem nañu jubale nanguwul employeurs yi seen société faîtière lu mel ni CNP parce que foofu la bokk jéem nañ ñu jubale nanguwul moom daal ñëpp wax nañu kilifa yi ay chefs religieux
li ñuy wax ay médiateurs sociaux ay imams même des anciens travailleurs yoo xam ne ay retraités la ñu ñëw nañu ay cadres ci biir kër gi ñëpp jéem nañu wut solution wax ne ko waxtaan ak délégué yi d'ailleurs léegi sax daf na du wax ak délégué yi ci question boobu daf na du wax ak syndicat yi ci question boobu mais fan la ko wéer délégués yi ñoo porté combat bi syndicats yi ñoo porté combat bi te ñooy les représentants légitimes des travailleurs reconnus par la réglementation mu ne du wax ak ñoom bon léegi nag toll nañ foo xam ne déposé nañu préavis bi jeex na li ci des nag mooy arrêté kër gi arrêté installation yi loolu lañ jàpp 24-25 dañuy dem grève arrêté installation yi lu ñu am jël parce que nag Franck Bavard ak Abdoulaye Jigal dañu yaakaar ne Sénégal ñoo ko moom te moomuñu ko d'ailleurs am na loo xam ne sax duñ ko wax mais danañ ko wax yi bu ñu dëppul parce que xam nañ li ñuy dox ci kër gi am nañu ay information yoo xam ne ni ñuy doxalee par rapport à des sociétés écran yoo xam ne créé nañ ko pour détourner xaalis ci kër gi yooyu xam nañu ko bu weesoo grève bi nag bu ñu grévé ba pare on va apprécier. jërëjëf leneen lu ñuy wax yeneen liggéeykat yoo xam ne ñoom nag seen jafe-jafe neewul ci mbirum dañ leen dàkkam déet waaye seen liggéey nuñ koy defee mooy ñiiti raxas oto yi ci yenn gox yi ci biir réew mi ñoom nag lii seen jafe-jafe moo dina yenn saa yi dañ leen di dénk ay caabi waaye suñu fa dellusee ñi ko moom dañ leen di jiiñ ay sàcc ak ci mel tax na ba ñenn ci ñoom léegi dañoo lànk na duñu jëlati caabi yi suñuy raxas dañuy raxas ci biti rek jam ca yenn ci chauffeur yi tamit ñoom tamit àdduna ñoom nangootuñu jox seen ay caabi yenn ci raxaskat yooye ginnaaw ba ñu joxee caabi yooye dellu su fekk ci yenn ci seeni mbir ñu roppat ko ñu teewlu reportage yu Aminata Babile ca HLM si guy ñenn ci askan wi di fa yóbbu seeni woto ngir ñu raxasal leen ko am sax ñuy dénk seen caabi oto raxaskat yi waaye loolu yenn saay mu am ay ñeexintal client bi su ñëwee nag dafa bëgg a raxas dama ko naan fekkee yàqamti woo mu ne ma noonu dama ko naan da ngay toog góobi sa oto nga téye sa caabi su la neexee nga toog ne wala yaa xam fooy taxaw mais bul sori oto bi de telle sorte que ni man lépp lu may def di nga ko gis après soo paree nga li ma war si yow nga fay ma nga dem dama xam risque yi si nekk en plus beneen bi tamit mooy damaa jommale sama bopp lu bari bugguma ko ma yeb wuute lool ak waa ji war a toll ci ñeent fukk ci ay at mi nga xamante ne yàgg na lool ci bile métier. yàgg nañu fii quoi depuis 2004 ñu ngi fii ñu client yi xam nañu ko bu baax woon nañu ko si ñëwee ku ñëw day bàyyi clé yi nettoyal ma tëjal ma oto bi tey caabi ba ma ñëw. oto bi daal garage bi rek lay nekk si buggee si client bi indi oto bi si oto bi gaaree bu normal rek dañuy déplacé gaare ko normal nettoyé ko bàyyi ko noonu mais du ñu yóbbu ko fenn. borom oto bi moom bàyyi na bu yàgg joxe caabi otoom raxaskat yi. waaye nag man bàyyi naa leen bàyyil caabi ndax dañ ma mës a sàcc téléphone ma dem ci banque bi gaare sama oto bàyyi koog caabi bi pour mu raxas ci biir ma génn di wër waa ji pour fay ko fekk daw na fekk sàcc na ma benn smartphone ci biir oto bi depuis boobu daal laa bàyyi man di joxe caabi léegi nag mu des aussi boo ko joxoon caabi bi ñoom xam nga ñi ci ëpp dañuy jàng dawal boo ko joxoon caabi bi tey mu ne dafa bëgg a déplacer oto bi mbëkk poto bi mbaa mbëkk garab bi wala pire mu mbëkk nit mbaa mu mbëkk oto jàmbur et que après civilement da ngay responsable parce que sa oto la sa tour la nekk te yaa ko yëkkati jox caabi bi ku amul permis. jilee raxaskatu oto di ñaawlu doxalinu ñenn ci seeni naataangoo. nit ki moom amaana su amee yenn comportement yu mu yor rek sa yarin bala wala sa genre entourage bi mu nekk la mais loolu moom nañ góorgóorlu jàpp seen liggéey ba mu dëgër xam ne àdduna bi fii dara xëyul rek sotti. lu tubaab di wax petit à petit l'oiseau fera son nid. nit ki daal li ngay def jàpp yàlla rek def liggéey bu set wecc li ngay am xam naa ne yàlla may na la li nga amul xam naa ne yàlla moo lay mayul noonu ñoom la ñu liggéeyee waaw. jamono ji ñenn ci raxaskatu oto yi di profito ci seen liggéey ngir jël oto seeni client yi di ko dawal ci mbedd mi wala sax yenn saa ñu leen di sàcc loolu nag doon loo xamante ne bari na ay gàllankoor yu ci nekk. Aminata Ba jërëjëf ñu wax léegi nag ci tolluwaayu mbasum coronavirus bi la ci biir réew mi ci gaaw gile ci lim gi mën nañoo jàpp ne lu toll ci ñeent fukk ak ñetti nit ñoo am liiti mbas mi mu nekk ay contact yu ay cas yu yees ju fukk ak juróom ci ñoom nekk ay cas yoo xam ne ay cas contact lañ leen mën a woowee nekk ñaar ñoo xam ne ay cas importé la ñu ñaar fukk ak juróom benn nekk ay cas communautaire ci bés bi la tey nag gis nañ ci téeméer ak ñaari nit ñoo xam ne ñoom génn nañu ci lalu hôpital yi ndax wér nañu benn nit moo ñàkk bakkanam ci feebar bile ba feebar bi da léegi ci réew mi nag lu ñu jàpp moo di ne lu weesu ñetti téeméeri nit ñoom ñàkk nañ seen bakkan ci feebar bile.
ñu wax ci màggalu Touba bi màggalu Touba gi xam ne nag bañ doon séntu weerub safar bi mujj naa feeñ démb ca guddi tax sax ba sëñ Mountakha Bassir moom mi yore lii di xilaafa yi sëñ Touba gi le yëkkati kàddu wax ci màggal gi nan lañ ko war a defee ndax jamono maasum coronavirus la ñu toll muy rafetlu bu baax liggéey yu waa kër docteur yi te def te muy xam la ne moom dina xool lépp du ci war ngir mu taxawu leen ba lépp loo xam ne jëm na ci dindi mbasum coronavirus bi ci réew mi ñu mën cee yegg ci nu mu gënee ñu teew lay kàddoo. maam cant gu rëy nag. ci biir loolu nag maam cant gu rëy. ci ñin ko bokkal. ñin ko bokkal. ndax diine jee fi nekk. ndax diine jee fi nekk. adduna ji ak adduna ji. am na ñum dénk diine ji. am na ñum dénk diine ji. am na ñum dénk adduna ji. am na ñum dénk adduna ji. nu bokk jamono. nu bokk benn jamono nag. bokk lépp nag. bokk lépp nag. waaye nu xaw a waree. waaye nu xaw a aw doxin. waree aw doxin. waaw ñoom itam. ñoom itam. ci seen liggéey rek lañ nekk. ñoom nag ci seen liggéey rek lañ nekk ñoom adduna ji. ndax la ñu xam. ndax la ñu xam. borom xam-xam yi saahir yi. borom xam-xam saahir yi. la ñu xam. la ñu xam. moom la ñuy jëfandikoo. moom la ñuy jëfandikoo. loolee nag. loolee nag. ma sant am ci cant lool. ma am ci cant lool. waaw loolu moo waral man sama bopp itam nag. loolu moo waral man sama bopp sama kem kattan. def naa ko. ci kaw ànd ak ñoom. ci kaw ànd ak ñoom. ci fàgguteef yi nga xam ne. ci fàgguteef yi nga xam ne. moom lañ santaane. ci wattandiku gi. ci loolu njëriñal jaam ñi rek. ci loolu njëriñal jaam ñi ndongo la. saayir la. waaye njëriñal nit ñi de. loolu nag def nañ ci seen kem kattan. waaye loolu nag ñoom nguur gi def nañ ci seen kem kattan. loolu nag moo tax man itam il faut que lu ma ca mën sama kem kattan. loolu moo tax nag man tam lu ma ca man sama kem kattan. danaa leen ca wuyu. danaa ko digle itam. waaw kon nag nanu gën a góorgóorlu. ñuy tuub ci tiitar boobee ngeen gis ci kàddub sëñ Mountakha yi xam ne moom moo nga doon àddu ci lu jëm ci mbasum coronavirus bi ak màggalub 18 safar bile ci mbirum màggalub Touba bi ba léegi sax moom mi xam ne juróom benn fan ci weeru octobre gi la war a am. tàmbali nañ nag ñiiti autorités yi te ñëw ca dëkk ba ngir xool nu ñuy def ak lan lañu war a mën a jàppale ñiiti nekk foofee ci seen i jafe-jafe Touba nag ku ko wax xam ne jafe-jafe gu gën a rëy bokk na ci mbirum ndox tax na ba kiiti Seyni Ndaw moom mi jiite lépp loo xam ne daa jëm ci ay forage yi nekk ci gox-goxaan yi nekk ci biir réew mi moom xam le nañu ñiiti waa Daaru Marnaan ñiiti waa Touba ñoom dinañ leen jàppalewaat ci nu mu waree ba lépp loo xam ne jëm na ci mbirum ndox ñu am ko ci nu mu gënee ak saa suñ ko soxlaa ñu teewlay kàddam ak gaaru Touba nekk ci wàccaayuk màggaluk fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar loolee tax ñii di autorité administrative yi wutal si dëkk bu sell bi ci loolee directeur général bu office des forages ruraux yegg si ci dëkk bile ginnaaw ba muy jot a lim matuwaay yu ñu jël ngir ñàkkum ndox mën a tàggalikook dëkk bu sell bi. li président santoon suñ ministre pour forage yi nga xam ne yi dañ nekkoon à l'arrêt loolu tey jii yaakaar naa ne forage yëpp ñu ngi marché. am na ay pompe yoo xam ne yi commandé woon nañ ko muy fukki pompe la yoo xam ne nag souvent neexul am Sénégal bitim réew lañ koy commandé parce que ay pompe la yoo xam ne yi c'est des pompes à gros débit fukki pompe yooyu yëpp ñëw na benn lañ ci jot a monté gum ci benn forage boo xam ne bii dafa nekkoon amoon ay rëq-rëq yi ci des fan yi di ñëw dana ñëw li ci des aussi dañ koy garder mu nekk réserve. ci wàllu forage aussi am na ay colonnes yoo xam ne yi commandé woon nañ ko pour def entretien wu forage yi nga xam ne yi ñu ngi fi mu nekkoon 600 colonnes loolu aussi réceptionné nañ ko. moom jiital OFOR dalalit xeli askan wi yeewoo ci Saam naka noonu ci Daaru Marnaan mu di gox wu askan wi di jàmbat ñàkkum ndox. waaw Saam aussi ak la ko wër mu nekk quartier yu bëri yoo xam ne yii fañ doon jëlee ndox dafa sori lool bu màggal jotoon ak pression bi du mën a doy. donc ci sa ndigal donc forage boobu tey jii ñu ngi def captage bi donc dans une semaine forage boobu dana pare waa Sénélec ñëw nañ aussi ba placer transformateur bi Darou Marnane Fetou également moom aussi la ko waroon yëpp mën nañ wax ne donc mbiru ndox dafa doon jafe tey jii aussi ñu ngi fay def benn forage boo xam ne bii pratiquement au plus tard le 30 dana pare parce que déjà ñu ngi ci 300 et quelques mètres
foofa aussi non seulement ñu fay def forage mais am na château d'eau boo xam ne bii 500 mètres cubes ñu ko fay tabax. bi mu jëlee kàddu gi Cheikh Bass Abdoul Khadre rafetlu doxalinu gouvernement bi mu jàpp ne itam du leen lu dul fexe ba Touba tàggalikook ñàkkum ndox mu sell. Kourou Ndaglo jërëjëf ñu jógee ca Touba ñëw ba fii ci Ndakaaru fii la xam ne lu toll ci téeméeri junni garab la ñu bëgg samp saxal ko ci biir capitalub Sénégal gile lu toll ci million nag moom la ñu bëgg def fii ci biir Sénégal yëpp ñoo tax ba tey ci suba fële ca place de l'Indépendance nag waa association bi ñuy woowee vacances vertes ñoom tàmbali nañu sampal saxal yooyee ba fële ba li ñu bëgg moo di ne bépp jigéen boo xam ne yaa ngi ci biir réew bi nga dugal ci seen loxo ñu teewlu lii ak association boobee ki fa teewoon di Youssouf Konté. jigéen ju ne benn garab mooy mbëbët mbootaay mi di vacances vertes ngir ñu gën a naatal suñu Sénégal objectif bi mooy ñu jëmbat téeméeri junniy garab fii ci région de Dakar waaye millions yu garab fii ci Sénégal loolu yëpp nag ngir aar alam bi. ñu ne kon 4e édition bi dañuy def loo xamante ni jigéen bu nekk dina ci mën a gis boppam parce que tey gis nañ ne jigéen ñi ci àdduna bi sax laay wax balaa may yegg si Sénégal projet bu ñu leen dugalul rek dafay yàqu c'est déjà voué à l'échec comme ni ñu koy waxee. loolu moo tax ñu tànn leen te boobu ba léegi rëccu wuñu ko saa su ne ñu ngi ñuy woo comme ni ngeen leen gisee fii les représentants des associations féminines ñëpp ñëw nañu répondre à l'appel pour ñu mën a am objectif boo xamante ni dinañu jëmbat lu toll ci 100 000 plants à Dakar objectif final bi nag mooy ñu jëmbat lu toll ci 1 million de plants partout au Sénégal pour suqali suñu dëkk pour suqali suñu alam parce que vacances vertes loolu moo ko tax a jóg. Soham El Wardini maire de Dakar nekk marraine bés bi mu ngi xamle ni cet moo njëkk waaye mu ngi woo Sénégalais yi ñu jëmbat ngir ñu delloo Ndakaaru taaram bu njëkk ba. cet gi nag moom mooy suñu objectif premier boo balee sa kër ba mu set nga jëmbat ay garab sa biir kër da nga ci am ker da nga ci am loo lekk da nga ci am foo toogee ci suufi ker gi kon loolu waruñ koo négliger. vacances vertes ñu amal ko ci atum 2017 jot naa amal activité yi ni mel ci région de Dakar Kaolack ak Fatick mbootaay mi sax jot naa jëmbat lu ëpp 5,000 garab ci ñeenti at. jërëjëf Youssouf Konté suñu yeggee ca Mbour nag ñoom ñooñe waa vacances vertes xam naa ne beneen jafe-jafe lañ fa nar fekk ndax ñoom lu ñu am fi mu toll lu leen di metti fi mu toll nii moo di jën la ñu gisul ci gox googee liiti jën nekk na loo xam ne gis ko fa ngir mën koo jënd ci seen marché yi wala nga yóbbu ko ci sa biir kër nekk na loo xam ne amu fa benn yoon li waral loolu nag ñu bëri ci ñoom jàpp nañ ne liiti gaal yi te jóge bitim réew tey ñëw ci suñu wax yi ñoom ñoo gën a sonal la ñiiti nappkat yi ba tax na liiti jën ñu mën ko andiwaat léegi ci biir quai de pêche yi nekk na lu jafe Mountaga Kane. pour nappkat yu bari ñàkkum jën bi dara warul lu ko dudul bato yi nekk ci géej ngir indi ci saafara ñu ngi ñaan nguur gi mu daal di arrêté accord de pêche yi mu signé ak société yi nekk bitim réew. ndaxte caare yi dëkk ba naqari fi mu nekk nii moo tax ñu daw ñëw fii dugg Mbuur mais nag géej gi moom foog na te weesu foofu rek naqari na foofu ndax benn jën amatul yebay amatul ak yeneen façon jën yoo xamante ni nawet da nga ko daan gis léegi gisatoo ko lu waral loolu nag xam naa nag ñàkkul mooy wàllu bato yi tamit si yàq gi gis nañ bokk contrat yoo xamante ni ñoo ngi koy signé te doomi dëkk baa ngi fi boo war a liggéey mënuñoo liggéey te amuñu leneen lu dul géej gi tey li muy dundal si doomu aadama amul benn société bu ko mën a dundal kon tey yaakaar naa état war nañoo mën a jàppale goo xamante ni tey wàllu licence yi yi muy signé yëpp ak ay doomu aadama yoo xamante ni dëkkuñu fi ñu ay bitim réew lañu dëkk war nañu see mën a jàppale pour dindi ko. jaaykat yi nga xamante ne nii ñàkkum jën bi sonal na leen ni mu sonale client yi li ñuy jàpp mooy ngelaw bi dong moo waral ñàkkum jën bile. waaw géej gi na seeka bu jinaxee jën mënul bari parce que dañu aaye mool yi bu ñu dem géej moo tax jën du bari chaque fois client tam aussi dañuy sonn ci bu ñu ñëwee quoi loolu jëndee fi mu toll nii 50 mën ko jëndee fi ne 70 000 waaw loo tax fi ne affaire bi muy xaw a naqari ci client yi ak ci yow mi jaay en même temps tamit cher na parce que tey jii kees am na prix kees am te bu amee dañ koy jëndee fi ne juróomi junni mais esam tey ñu ngi ko jëndee fi ne 45 000 différence fi ne 20 000 francs ci benn kees bi kon cher na trop. ñàkkum jën yi fan yi xaw nañ cee def fi mu ne nii dañuy wër jën ba sonn doo am jën mool yi dañuy dem ba ñëw duñu am dara lii koŋ la ay 200 rek lay jar lii nga bëgg koo jaayee 2000 te jën bu amoon 1000 francs rek nga am ko dañuy jaaxle moom client yi dañuy jaaxle nduggukat yi jaaxle. lu ëpp ci client yi ñu ngi dem ak a ñëw wante dara nekkul ci seen pañe yi donte le waxaale yi gudd na lool.
Mountaga Kane ñàkkum jën googu dafa mel ne yemul Mbuur kese dafa mel ne fépp ci biir réew mi la foo laal jën ngir nga gis ko nekk na lu jafe loolu nappkat yi ñi koy jaay ñi koy jënd ak borom gaal yi ñoom ñëpp ñoo yem benn wax ki gisatuñu jën ndax léegi nag géej dafa nekk loo xam ne daa mujj sàmbarax looloo tax ba Emmanuel Faye nekk ab journaliste si enquête andi ci ab gëstu bu rëy looloo waral sax El Hadj Malick Cissé dem seeti ji ko ci article de la semaine bi andi ceeg Souleymane Mbengue. jën nekk lu raar rax ci dolli dafa cher moo tax yéenekaay bi di enquête def ci dossier bu yaa waaw jën bi dafa nekk un autre trouble parce que instant bi c'est oui dafa xaw raar boo demee ci marché yi boo laaj ci maire yi ñuy jaay ak mool yi yëpp ñoom ñëpp dañoo d'accord ni que jën bi dafa xaw manqué conséquence dafa cher mënatoo am yenn jën yi par exemple coof boo demee ci marché yi bala nga koy am c'est très 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 compliqué parce que dafa cher dafa raar kenn gisatu ko kon loolu moo tax ñu ne poisson en eau trouble loolu moo tax ñu tuddee suñu dossier poisson en eau trouble. ndoxu tefes gi di yaañ nappkat yi ni jamono ji war nañu saytuwaat sax bés yu ñuy napp. lu ñu war a réglementer nag bëri na premièrement au niveau ci li ñuy utiliser pour napper ñu koy utiliser il faut mu am yenn normes par exemple filet yi fu ñuy lu muy toll maaye tamit loolu yëpp dafa war a am ay texte ay texte yu leer nañ ñu koy réglementer en plus de ça am na beneen côté tamit mooy périmètre de pêche bateau yi ak même mool yi du côté de la pêche artisanale ñoom tamit il faut ñu xam fan la ñu war a yem exactement fan mooy seen périmètre fan la ñu war a yem zone boo xam ne waruñu ko dépasser en plus de ça war naa am benn période boo xam ne ñu bàyyi géej bi muy reposer wu pendant au moins ay weer pour permettre que jën yi mën a reproduire ñu am ay jën de manière conséquente. ay jën dem bay yàqu salte gi fees na tamit sama naataango bi doxantu woon na ca Soumbédioune. Soumbédioune moo gën a célèbre mën naa ni ci quai de pêche Dakar te foofu dafa bëri problème d'ordre environnemental problème d'ordre distribution de ressources halieutiques problème ci pour jaay kon dafa bëri ay problème Soumbédioune instant bi war na fekk mu bëri ay jën mu jaar moins cher mais malheureusement instant bii nii dafay fekk ni jën sax dootoo gis jën yu mag yi day manqué doo ko gis par exemple coof boo fa demee instant bi doo ko gis c'est très rare loolu déjà problème la bateau étranger yi ñu jógee Chine Amérique bu ñu fiy ñëwee lépp la ñuy yóbbu ndax seen maay yi dafa rëy ñoom seen filet dafay dem ba 1 kilomètre aux alentours kon yëpp la ñuy yóbbu moo am foofu parce que ñoom tamit dañuy ñëw jaay seen jën foofu muy tudd les congelés yooyu dafa cherul c'est à des prix très dérisoires kon ça met en difficulté mool yi fa nekk ndax ñoom dootuñu gis seen bopp ci napp yi. facteurs yi bari na kenn ko xam-xamam màcc ci bioécologie marine indi na ay leeral ci fànn boobule. li mu wax comme solution à savoir l'implication état dafa war a encadrer le secteur de la pêche subvention yi muy joxe pêcheurs yi mën na ko dugal feneen par exemple ñu former leen à d'autres métiers parce que instant bi ñëppay napp en même temps amatul pause 12 mois sur 12 ñëppay napp dans les mêmes endroits à savoir les zones côtières ñëppay napp en même temps kon
dafa proposer que ne pêcheurs yi ñi nga xam ne gisatuñu seen bopp ñu jox la yeneen formation pour ñu mën a reconvertir aussi yeneen domaine. Ça va atténuer la pression sur la ressource, sur le manque de poissons sera atténué. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même plu, j'ai apprécié parce que c'est faisable, man je pense que c'est faisable. Pêche bu Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yu tar lii di wane ni boobule secteur dafa mel ni demul dikkul. ñu sant ko gërëm ko El Hadj Malick Cissé moom mi xam ne mbiram ñoo ngi dem ak a dikk bu baax a baax ñu wax ci mbasum coronavirus bi dellu si ak nataalu bés bile ba feebar bi dugg see ci réew mi ak léegi lu weesu téeméeri médecin ñoo xam ne ñooy nekk ti fajaate ci mbas mi ñoom feebar bi dal na leen tax ba yenn saay sax ñu doon wax ne ñooñu est-ce que ñoo ngi leen di taxawu ci nu mu waree. tax nag ba tey jëlee kiiti Ndeye Nancy Diop Diouf dem seeti jil ñu ab benn docteur boo xam ne moomee feebar bi mosoon na ko dal nañ ko doon def nu mu ko dundee ba muy génn ci feebar bi ak ba muy wéraat lépp nettali nañu ko ñu teewlu ko te ñëw. mbasum coronavirus wër na àdduna wërngal këpp fu mu dem rek daal di fay bàyyee tiitaange ak njàqare waaye nag néew na lool nit amee mbas mi te nangu cee wax. waaye docteur Abdoulaye Ndiaye jot naa àddu ci contamination wam bi nga xam ne ci bërëbu liggéeyukaayam la ko jëlee. mbas bi daf ma dal et dañ ma testé ma positif ci mois de juillet bi ci début mois de juillet bi parce que dama présenté woon ay signes yoo xam ni moom moo waraloon ma am mbandarga yooyu bien avant may def test bi sax xamoon naa ni peut-être Covid bi la et bi ma defee test bi mu confirmé wu aussi bon j'ai juste commencé le traitement en me disant que c'est une pathologie am feebar la boo xam ni mu ngi fii. et que su ma sàgganee rek mën na ma lor mais heureusement comme li ñuy wax ci feebar bi que ni soo amee ay maladies yu bari ci la lay gën a sonal bon man je me suis dit que ni xale la donc su ma entraîné wee lekk bu baax ba pare sori nit ñi war naa ci mën a génn. amee mbasum coronavirus te toog sa kër faju lu mën a nekk la suñu docteur ci santé publique bi lu ni mel la def. ma waxoon ni ma mën nañ ma hospitaliser ndax bëgg naa ñu hospitaliser ma mais moom dama ni leen woon non bëgguma woon ñu hospitaliser ma parce que gisuma woon importance hospitaliser ma même su nekkoon amoon naa yenn signes yi mais dama doon wax tout le temps que ni su ma nekkee sama kër li ma mën a def yëpp dinaa ko def donc jox soxlawul woon ñu may hospitaliser et comme man dong maay dund ci sama kër donc mënoon naa gérer sama bopp te du ma contaminer kenn. et loolu laa def ba yàlla dimbali na ma on m'a déclaré positif ñu déclaré ma négatif biñ ne suba la tabaski c'est-à-dire le 30. fii ci réewum Sénégal bari na ñuy tuutal feebar bi waaye lu am la loolee nag tax na ba docteur Abdoulaye Ndiaye di joxe rek ay digle. xam naa mbas bi ban impact la def ci population bi et la majeure partie des populations fi mu toll nii gëmuñu feebar bi vu conditions yi nu mu demee. mais li may jox conseil bi may jox population bi mooy surtout nañu aar mag ñi nga xam ni dañu dund ak ay feebar suñu waxee ay feebar mooy feebar yi nga xam ne c'est des pathologies chroniques mooy li nga xam ne feebar yi nga xam ne du wér dañ leen dimbali ñu jàppale leen ci en quoi faisant mooy nañ leen lépp loo xam ni mesure barrière la nañ leen ko wax ñu koy respecter wala ñun ñi nekk ci kër yi ñu koy respecter vis-à-vis suñu diggante ñun ak ñoom et loolu dinañu dimbali ba pare ñu xam ni mesure barrière yi du benn kese du takk naa masque kese c'est un ensemble bi benn boo bàyyi da nga yàq lépp donc tu protèges plus la personne donc loolu nañ ci bàyyi xel et que vraiment mag yi ñu leen di moytuloo et respecter lépp luy mesure barrière. mbasum coronavirus ab feebar la bi nga xam ne lu am la te mu ngi fii ci suñu biir réew. ngir maytu mbasum coronavirus bi nag ki ñu jot a waxal mu ngi digle rek ñuy wëy di respecter li nga xam ne mooy geste barrière yi. Ndeye Nancy Diop Diouf jërëjëf ñuy wëyti dandoonte tey takk masque yi te di wëy tamit di raxas loxo yi ndax loolu mën nañoo sàmm sunu bépp morom bépp boo xam ne moo ngi ci biir réew mi mbokk yi lii moo doonoon li leen andiloon ci xibaaru gaaw gi tey nag tombeloon nag bés bu njëkk ci weerub safar ñu leen di ñaanal safarub jàmm ngoonub jàmm jërë ngeen jëf.